voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV comme niñ leen ko annoncé woon rek fu mu toll nii nag 20h juste jot na ñu ngi ànd nag ak ki nga xamante ni moom mooy capitaine Kantouchan moom nag moom moo jiite compagnie bu gendarmerie bu Mbour moom nag moom moo nekk nii ci sunu kanam moom nag moom la ñuy topp pour dem xool liggéeyu gendarmerie ci biir département de Mbour nan lañ koy defee ginnaaw nag couvre-feu bi nga xamante ni son excellence le président de la République Macky Sall décrété na ko kon nag dañuy ànd ak capitaine Kantouchan mi nga xamante ni nag ci check point yi nga xamante ni nag moom la waa gendarmerie am moom la ñuy dem seeti ko fu mu toll nii nag ñu ngi dem Kër Balla ci sortie péage bi nga xamante ni nag moom moo nekk Kër Balla fa la ñuy jëm nii bu ñu demee nag xool ñoom seen liggéey nan lañ koy defee donc seen i moyens yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser fu mu toll nii nag ñu ngi toll fii nga xamante ni nag moom mooy ci croisement bu Kaolack foofu la ñu toll nii jëm fële nga xamante ni nag moom mooy Kër Balla di wax mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV rek fàttali leen liggéey bu am solo bi nga xamante ni nag police def nañ ko démb wàññi nag nombre yi nga xamante ni nag jàppoon nañ ko ndax nag gis nañ ni cas yi ñu jàpp ñu ngi gën di wàññeeku kon ñii di askan wi ñu ngi gën a sensible ci li nga xamante ni nag moom mooy couvre-feu yi ndax nag démb police juróom-benn nit dong la teg li nga xamante ni moom mooy ay yoxo tey ji nag ñu war a topp ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gendarmerie xool ñoom tamit seen liggéey ci biir département de Mbour ñaata nit la ñuy teg loxo waaye tamit ñaata oto la ñuy interpellé gis ngeen nag fii nga xamante ni nag moom mooy ci yoonu Kaolack bi oto yi ni ñu fi bare képp koo xamante ni 8 heures fekk na la ci yoon bi rek da ngay droité bu baax daal di gaare nag daal di wut foo fanaan wala nga fanaan ci sa biir oto ba suba nga xëy demaat waaye nag dañu ànd ak sunu benn naatango di André Bakhoum nekk journaliste bu L'As André ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak téléspectateurs yi seetaan Mbour TV waaye tamit wax ñu 3e jour bi nga xamante ni moom moo am ci couvre-feu wala 4e jour couvre-feu bi nan nga ko dundee ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa police ginnaaw nag tey ñu ngi topp ñii di waa gendarmerie. ñu ngi leen di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy faral di seetaan Mbour TV voilà donc ñun ci ñu ngi leen di toppal li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi am au niveau du département. ginnaaw bu ñu ko defee ñetti fan yi nga xam yu jiitu yi nga xam ne def nañ ko ak waa police ànd ceeg ñoom tey ñu ngi ànd ak waa gendarmerie ànd ak capitaine Kantouchan lii nag day firndeel ne rek boo seetloo bu baax dafa mel ni waa Mbour ci li nga xam ne côté sensibilisation vraiment am nañ sensibilisation bi jàll na nu mu war a jàllee parce que waxtu yi ku jàlloon ci ku ñëwoon ci gox bi ngay gis waaye ba fii ñuy wax ni daanaka pour nga gis picc ci mbedd bi sax xaw naa jafe li ko waral nag soo xoolee soo defee bilan provisoire au niveau de la commune de Mbour nga xam ne police moom moo ko couvrir mooy Mbour ak Saly ñoom ñi ñu jot a interpellé ci premier jour daanaka mat na 36 personnes soo demee ci 2e jour ay 20 et quelques personnes ba 16 personnes 26 personnes nga ñëw ci 3e jour ñu interpellé 6 personnes donc ce qui veut dire que nit ñi xëy na bu njëkk dañoo gëmul woon mbir mi waaye réseaux sociaux yi am na liñ ci liggéey waaye tamit taskatu xabaar yi liggéey nañ ci bu baax a baax muy collaboration boo xam ne suñu digganteeg takk der yi muy collaboration boo xam ne collaboration bu rafet la une occasion aussi ñu remercier le préfet ndax ginnaaw bu ministre Aly Ngouille Ndiaye waxee ne dañuy jëli ay autorisation muy loo xam ne ñu ci bari ci presse bi dañ koo ñaawlu ndax nag xam nga ne taskatu xabaar en période de guerre sax en guerre frontale dañuy def seen liggéey asuma nag ñu nekk loo xam ne c'est une guerre sanitaire te boo ca njëlbeen ba léegi taskatu xabaar yi dañ cee liggéey bu rëy bon loolu taxoon na nit ñi ñaawlu ko waaye au niveau local moo xam muy préfet yi daanaka préfet yu bari ñi nekk ci biir Sénégal ñooñu jot nañ cee àddu te autoriser nañ la presse waxuñu sax ne ñëw leen wut ay autorisation mais dañ leen ne mën ngeen circuler dans des ci couvre-feu bi ngeen def seen liggéey tranquillement ñibbiwaat ndax xam nga ne taskatu xabaar bu bàyyee buy dox ba yenn waxtu yi xamal ne liggéey rek moo ko mën a yëkkate waaye mënta dox ci mbedd moo xam ne amul kenn xandaalu fa loolu ci suñu liggéey la bokk ils ont compris te puis tamit loolu mooy administration une administration moderne mën a waxtaan ak nit ñi te relais pour ñu mën a waxtaan mooy la presse donc collaboration boobu
c'est une collaboration boo xam ne ku nekk ci ñun da ko war di sàmm tey nag ci zone rurale yi la ñuy dégmal ndax xam nga ne gendarmerie moo ëmb commune Saly ak commune Mbour fu ñu jublu nii di côté Kër Balla foo xam ne checkpoint lañ fa teg bu ñu paree danañ dem ci ay yeneen gox xool waa ñoom tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie nañ lañu gérer seen zone ndax boo xoolee ci lu bari ay immobilisation de véhicules ñoom ñoo ci gën a bari ci liñ koy def li ko gën a waral nag dafa bëri ñoo xam ne ci zone rurale yi dañuy jàpp ne fii day bëriwul ay takk der ak yi ni mel moo tax ñu ci bëri di aventuré wu waaye soo xoolee ci immobilisation bu ñu def bilan bu ñu jot a am bilan yooyu wane na ne vraiment ci côté Mbour ñu ngi ci def seen liggéey bu baax a baax Ndiaye Diatta. waaw jërëjëf André kon nag mbokku téléspectateurs yi ñoo koy seetaanandoo en live ñu ngi nii nag di seen fi nga xamante ni nag moom mooy Kër Balla ci péage bi foofu nag fa la ñu jëm ci première sortie bi nga xamante ni nag ànd nañ ko ak waa gendarmerie kon xam naa rek dañuy bàyyi sunu caméraman rek mu jël ay PC le temps nag ñu yegg foofu nga xamante ni nag moom mooy ci check point bi am foofu daal di leen di indi lépp loo xamante ni rek loo leen fa mën a gis la jëm ci information boo xamante ni askan wi dinañ ko soxla rawatina waa Mbour jërëjëf capitaine Kantouchan merci beaucoup au préfet du département de Mbour comme ni nga ko waxee André ak commissaire Lay ñoom tamit vraiment yombalal nañ ñu liggéey bi bu baax a baax ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di wax nag na yeneen préfet yi roy ci ñoom na yeneen commissaires yi roy ci ñoom na yeneen capitaines yi roy ci ñoom pour yombalal ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi seen liggéey. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ni ñu leen ko waxee woon rek ñi ngi fi nag ci check point bi nga xamante ni nag waa gendarmerie bu Mbour ñoom ñoo ko def ci njiitalu capitaine Kantouchan gis nga nag oto yi nga xamante ni ñoom lañ fi arrêté yi waroon a dem jóge ci péage bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci sunu ginnaaw di péage yu Kër Balla élément yu bari la fi teg check point ñuy xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy oto yi war a dem ak yi nga xamante ni waruñu dem gis nga nag oto 7 places yi nga xamante ni ñëw nañ dañ leen di droité ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy chauffeurs yi yeneen oto yi nga xamante ni ñi ngi fii ngeen gis ko muy ay camion ñoom tamit dañu waroon a voyager mais xam nga 20 heures moom fu mu jotee check point bi day daal di arrêté ñi nga xamante ni ñoom ñooy oto yi ku amul autorisation wala bokkoo ci santé bokkoo ci militaire yi wala bokkoo ci état bi donc doo mën a circuler diggante dëkk ak dëkk oto bi nga xamante ni nag moom mooy dem ni peut-être que ni moom dafa am autorisation bu koy mën a permettre mu daal di dem moom la wane moo tax nag ñu daal di koy bàyyi mu dem mais bu nga xamante ni nag amu ko woon doonul woon mën a dem kon nag gis ngeen capitaine Kantouchan ak ay nitam ñi ngi nekk sur le terrain pour veiller ci li nga xamante ni moom mooy sunu sécurité kon nit ñi nañ toog seen i kër ñi nga xamante ni ñoo war a nekk ci mbedd mi pour indil leen information dinañ leen ko indil ñi nga xamante ni nag ñoo yor kaaraange gi pour aar leen dinañ leen aar kon xam naa nag dañuy topp rek capitaine dem ci deuxième check point bi nga xamante ni nag moom la ñu amal fii ci département de Mbour. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ginnaaw nag bi ñu jógee fële nga xamante ni nag moom mooy Kër Balla ci check point bu gendarmerie ànd ak capitaine Kantouchan ba léegi rek ñi ngi ànd ak moom nag dem ci deuxième check point bi nga xamante ni nag moom moo nekk fële ci Ngekoox ci yoon bi nag romb nañ croisement Saly waa police romb nañ croisement Malicounda ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy waa gendarmerie fu mu toll nii nag ñu ngi nii di dugg Gandigal pour dem fële nga xamante ni nag moom mooy ca Ngekoox ci deuxième check point bi nga xamante ni waa gendarmerie ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yor zone rurale bi daal di koy encercler ba mu sës gis nañ nag fële nga xamante ni fa la ñu jógee di fële ca Kër Balla oto yu bari yoo xamante ni nag arrêté nañ leen arrêté tamit ay nit arrêté ci benn pas boo xamante ni vélo la yore moom nag nee na yëgul sax lan moo xew André fu mu toll nii nag ñi ngi dem ci sunu deuxième partie émission ak waa gendarmerie capitaine Kantouchan première partie bi nga xamante ni fa la ñu ñëm muy check point bu njëkk bi lan nga ci jàngat. Vraiment soo xoolee bu ñu demee Kër Balla. seetlu nañ ne pour la gendarmerie mu ngi fay def liggéey bu am solo ndax bépp oto boo xam ne yaa ngi fay romb te amoo laissez-passer daanaka droité nañ la
d'ailleurs les images parlent d'elles-mêmes loolu moo waral bari na fa ñoo xam ne droité nañ leen mooy li may wax rek day pour la plupart dafa bëri ñoo xam ne xëy na dañuy jàpp ne ci zone rurale bi takk der yi duñ fay xel de bari xëy na moom moo tax ñuy aventuré wu ci li ni mel malheureusement nag gendarmerie moom check point yu mu def bari na ndax du Kër Balla bu ñu jógee Kër Balla gis nga lu bari ne fu ñu romb fu ñu jot a romb ba fi may wax nii sortie wu Mbour bi gendarmerie da ko encercler donc dana jafe trop nit génn Mbour te dajewoo ak benn check point loolu moom daanaka bésu tey bi moom manut ne loolu day wone day firndewaat rek résultat yi nga xam ne gendarmerie mu ngi koy def ndax soo seetloo ñu muy immobiliser par jour ak ñi nga xamante ne dégg nga am da leen di interpeller bari nañ loolu day wane ne liggéey bu ñuy def ci kaw gi bu ñuy def ci biir taax yi police di ko fa def ca kaw ga tamit gendarmerie mu ngi ko fay def muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la fii ñu jëm nii ci gendarmerie Ngeekoox bi foofu tamit waa Ngeekoox ña nga fa waaye fu ñu romb ginnaaw bu ñu jógee Kër Balla dugg biir Mbour romb check point yoo xam ne police mu ngi ko fay def ndax police def na daanaka lu tolloog 3 check point jàpp 4 yoo xam ne romb nañ leen duggaat ci zone gendarmerie juste booy génn Mbour rek nga fekk gendarmerie defaat ay check point foofu mooy côté Malicounda bi boo fa jógee ñu ngi nii di dem Ngeekoox boo fa demee Ngeekoox tamit da nga fa fekkaat ñeneen ñoo xam ne ñu nga fa tamit waaye xam nga ne réew kaw gi dafa xaw a wuuteeg tuuti ak ña nga xam ne ñoom ñoo féetewoo ci waa taax yi ndax ci kaw gi boo leen ne def leen nangam rek li ci gën a bari du dootoo soxla di leen wër di nemmeeku ba xam ndax jëfee nañ ndigal am jëfewuñ ndigal soo xoolee la am moo tax la am taax bëriwut trop la muy am la muy am ci kaw gi loolu nag moom moo waral pour la plupart ñi ciy jàpp sax mooy ay borom oto yoo xam ne xëy na ci taax yi lañ jóge di voyager mais xam nga boo génnee sortie à péage bi foofu moom fa gendarmerie taxaw gendarmerie brigade de Mbour moom moo fa taxaw xam nga ne foofu kenn amul foo xam ne mën nga faa teggi check point gendarmerie bi ndax fii autoroute à péage la à gauche mënoo faa jaar beneen côté bi benn tam boo xam ne tam bu yaatoo yaatu la bon kenn mënul jéggi check point boobu obligatoirement faw nga jaar ci kaw tali bi te soo jaaree ci kaw tali bi da nga fa fekk ña nga xam ne ñoom ñooy takk der yi danañ saytu ba xam ndax yow waroon ngaa dem am waroo dem soo warta dem dinañ la laaj say kayit comme des vrais responsables laaj la sa kayit su fekkente ne waroo dem ñu ne la droit yaa xam na ndax dañ lay fourrière yaa xam ndax am say kayit mat na nga continuer dem sa yoon. voilà jërëjëf André kon nag ñu ngi nii di dugg Ngeekoox bu ñu duggee Ngeekoox nag dinañ leen indil lépp loo xamante ni image la am foofu nga xamante ni nag moom mooy deuxième point bu waa gendarmerie bu Ngeekoox ci njiitalu capitaine Kantouchan. 21h21 fii ci Ngeekoox comme ni leen ko waxee woon rek mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis ngeen nag trajet bi nga xamante ni def nañ ko ginnaaw bi ñu jógee fële nga xamante ni nag moom mooy check point bi nekk Kër Balla romb Mbour ñu ngi fii nag ci Ngeekoox ànd ak waa gendarmerie xam ngeen nag zone bii nga xamante ni mooy ci biir département bi waa gendarmerie ñoom ñoo ko gérer fépp foo xamante ni oto dina fa dugg rek pour dugg ci biir Mbour ñoom nga fay fekk ñu taxaw. yoonu Ngeekoox bi yoon bi jëm Somone bu ñu jógee fii dinañ dem ci seen troisième point bi nga xamante ni nag moom moo nekk foofu ca Ngapparu foofu tamit bu ñu demee dinañ xool li nga xamante ni moom moo fa am fii nag moom gis nañ ni c'est trop calme ñeenti oto lañ gis ni moom lañ fi rangale capitaine bi ñëw na seet ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay éléments yi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ci zone bi kon nag mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni waa gendarmerie ñi ngi koy def di wax rek nit ñi nañu toog seen i kër lii lépp nag bu ñu ko gisee ngir aar nit ñi ci jàngoro ju bon ji nga xamante ni moom mooy coronavirus pour mu jóge fi moo tax nag ñu def couvre-feu bi nga xamante ni 18h lay tàmbali kon nag dañuy bàyyi ak sunu caméraman bi rek mu jëlal leen quelques images ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gendarmerie ak oto yi nga xamante ni ñoom ñoo fiy jaar le temps ñu dem ci troisième point bi nga xamante ni moo nekk fële ci Ngapparu.
voilà mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis ngeen nag sunu randonnée bi ñu def tey ànd ak waa gendarmerie foofu nag la ñu jógee ci Ngekoox muy nag deuxième checkpoint bi fu mu toll nii nag ñu ngi romb nañu Ngëriñ Wolof fu mu jëm fi nga xamante ni nag moom mooy Ngapparu foofu nag moom mooy troisième checkpoint bi foofu nag la ñuy dem de jéem a xool lan moo am foofu nga xamante ni nag moom mooy ci diggante Ngapparu Somone ak Saly checkpoint bi nga xamante ni moom moo nekk foofu ca Ngekoox ndax gis nañu ay bus yu bari yoo xamante ni ay bus malien lañ waaye nag bàyyi nañ leen ñu jàll ndax nag dañu am autorisation ki nga xamante ni nag moom mooy sunu consultant tey ji nag di André Bakhoum bu journal L'As Bakhoum deuxième partie bi nga xamante ni def nañ ko foofu ca Ngekoox lan nga ci jàngat. Bon depuis bu ñu demee Ngekoox bu ñu jógee fi nga xam ne moom mooy Kër Balla ñëw ci Ngekoox gis nañ foofu tamit gendarmerie def nañ mobilisation bu mag élément ya fa nekk yoo xam ne ñoo nekk ay takk der bari nañ fa wax dëgg fa neex yàlla d'ailleurs ñaari pick-up lañ fa fekk pick-up yoo xam ne rempli d'éléments de la gendarmerie qui sont en train de contrôler le passage des véhicules d'ailleurs sax c'est dans ce cadre là ñu gis ay benn cortège boo xam ne daanaka cortège la parce que ay bus la lu war a tolloog ñett ba ñeenti bus yoo xam ne ay busu malien la mais nag arrêté nañ leen contrôler nañ ba xam ndax am nañ laissez-passer évidemment mu wone ne rek ne état couvre-feu bi vraiment respecté nañ ko au niveau du département de Mbour parce que 3 jours yi nga xam ne jàll na gis nañ li am ci biir commune Saly ak commune Mbour ñu gis ne police lu mu jàppoon di ko jëlee ci premier jour bi jàpp ci jël ci dem ci 3e jour ba wàññeeku na bu baax a baax wane na ne nit ñi vraiment respecté nañ couvre-feu bi boo fa jógee tamit boo ñëwee ci gendarmerie la zone rurale bi nga xam ne moom moo wër la commune de Mbour ak commune de Saly nga xam ne gendarmerie moo ko wër vraiment foofu tamit éléments yi ñu ngi ciy def ay liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ndax boo gisee ci bilan yi nga xam ne def nañ ko tamit ci ñetti fan yi nga xam ne weesu nañ mooy ci ñetti guddi yi la ñuy jàpp seetlu nañ ne guddi gu ne day gën a wàññeeku bon mel na ni nit ñi jàpp nañ bu baax a baax li nga xam ne moom lañ ndigal yi nga xam ne njiitu réew mi joxe na ko moom mooy toog nañ seen kër yi ndax boo demee ba waxtu yi jàppuñu ci lu bari maanaam boog mbaa guddi gu ne la ñuy gën a jàpp day gën di néew bon ça veut dire déjà que ne toog leen ci kër yi nit ñi toog nañ ci kër yi dégg nañ message bi waaye nag loolu ànd nañ ceeg ni nga xam ne moom mooy ñi gën a rafetal ñi gën a yombal liggéey bi mooy la gendarmerie di la police ñooñu tamit ñi wattu suñu kaaraange waaye wattu tamit ba ndigal bi nga xam ne président de la république di Macky Sall joxe na ko ñu jëfe ko maanaam toog leen seen kër yi ndax li ko waral nag moom mooy jàngaro ji nga xam ne mooy jàngaro coronavirus di jàngaro joo xam ne la mu laajte mooy laajul ay mbooloo yu bari ndax ku ko am mën ngaa wàll ñeneen dégg nañ nag ñu nit ñi di wax ne jàngaro ji dafa mel ni bëccëg lay dax du dox guddi waaye nag demewut noonu xam nga état bu jëlee ay mesures dafa am lu waral mu jël ko ndax mesures yi muy jël pour la plupart c'est pour que ñoom niveau d'information bu ñu toll wuñ foofu bon maanaam boo confiné wu nit ñëpp bëccëg ak guddi day métti ndax xam nga ne Sénégal du réew moo xam ne bari na doole trop ay néew gi doole fi gën a bari bon mënoo leen di tëb confiné noonu mais may leen bëccëg bi ñu daani seen doole bu guddee ku nekk toog sa kër googu nag moo am fii nga xam ne moom lañ nemmeekoogum fii nga xam ne moom mooy Ngapparu ndax trajet bu ñu def yëpp raar ngay daje koo xam ne daanaka sax dajewuñu ñoo xam ne dañuy dox waaw bon wane na ne mot d'ordre bi restez chez vous boobu nag moom la ñu nemmeeku ba fii may wax ak yow. jërëjëf André jërëjëf mbokku téléspectateurs yi doon seetaan Mbour TV mu nekkoon nag randonnée spéciale bi ñu leen doon defal ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gendarmerie rawatina nag kii di capitaine Kantousan mi nga xamante ni nag moo ñu yombalal vraiment liggéey bi permettre ñu ànd ak moom gis ni nga xamante ni noonu lay doxalee ak ay éléments am. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV 22h nag jot ba tegal ay simili fii ci Saly Portudal ginnaaw nag bi ñu jógee foofu nag ca Ngapparu àndoon ak ki nga xamante ni nag moom mooy capitaine bu compagnie bu gendarmerie bu Mbour tey ji nag moom la ñu àndaloon ci journée couvre-feu bi nga xamante ni nag déclenché woon nañ ko depuis 20h ñu def nag ñetti checkpoint yi nga xamante ni nag ñoom la ñu
ñu samp fii ci biir dëkk bi bi ñu jógee foofu nag dugg si fii ci Saly fii nga xamante ni nag vraiment da daan xumb lool waaye tey jii nag moom gisoo fi picc kenn doxul André ginnaaw kàddu yi nga xamante ni taataane nañ ko ci capitaine mu ni vraiment RAS rien à signaler premier jour bi daal la xawoon a am ay jafe-jafe ndax nit ñi comprendre woon mais deuxième troisième quatrième jour bi vraiment nit ñi comprendre nañ amuñu benn jafe-jafe. oui justement dafay wone rek que ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def en amont et en aval vraiment ça commence à porter ses fruits parce que quand vous faites aujourd'hui le tour de Saly et de Ngaparou et ainsi que par où nous sommes passés, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas personne. Et je crois bien que le bilan que nous aurons demain, ça sera l'un des bilans les plus reluisants parce que je ne crois pas que nous aurons plus de 10 véhicules ou 20 véhicules immobilisés, ce qui sera un record depuis l'ouverture. Depuis le début du couvre-feu au niveau du département de Mbour. En plus, il faudra noter que vraiment les forces de l'ordre, on peut changer de stratégie, de tactique, ce qui est très payant parce qu'ils font des patrouilles bien avant 20 heures, ce qui pousse aux habitants ou à la population de respecter le mot d'ordre, ce qui amoindrit encore les efforts qui sont faits ou qui seront faits par la police et la gendarmerie dans les heures tardives, c'est-à-dire après 20 heures. Voilà, donc c'est l'ensemble des checkpoints que nous traversons comme ça. Ça, c'est la police urbaine de Saly, qui à l'entrée d'abord vers le Lamentin Beach, ils ont déjà mis là-bas un checkpoint. Et là aussi, nous venons de dépasser le second checkpoint, le deuxième checkpoint. Parce que l'allée où nous sommes aujourd'hui, c'est une allée qui grouillait de monde à cette heure pareille. C'est une allée parce que si on connaît la station balnéaire de Saly, c'est une station qui attire énormément de monde qui viennent de Thiès, de Kaolack, de Dakar et partout ailleurs au Sénégal et d'ailleurs à l'étranger parce que c'est un site touristique qui attire beaucoup de monde. Et aujourd'hui, quand vous passez à cette heure-là, vous ne voyez quasiment personne hormis les vigiles qui sont obligés de venir au travail. Hormis ces vigiles-là, il n'y a aucune autre personne qui est aperçue sur les lieux. C'est-à-dire que dans l'ensemble, en tout cas, pour ce qu'on a constaté et que le mot d'ordre a été respecté, moi, loo xam ne Ndiaye ni ma ko waxee sànq ci tubaab mooy respecté nañ mot d'ordre bi fii nga xam ne moom mooy ci Saly parce que waxtu wi ñuy romb tey ku ñëwoon Saly nga xam ne day xumb trop ndax ku wax site balnéaire bi wax ne xam ne fii mbooloo bi fi daje dafa bari moo xam ñi jógee Thiès moo xam ñi jógee Kaolack moo xam ñi jógee Dakar ak touristes yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew ndax koom-koom gi nekk Saly moo ko waral Saly dañuy bërëb boo xam ne bërëb bu daje la te ndaje gi fii am nag ak waa mu ngoog tey moom gis nañ fi loo xam ne faraluñ ko di fii gis mooy ay xaj yu bari yoo xam ne ñu ngi ci kii bi lii moom xam naa ne c'est un fait boo xam ne c'est un fait buñ ci jar a bàyyi xel ndax waxtu yi moom ku ñëwoon Saly fii ak xumbaay gu muy xum ak nu muy baree nit Saly by night daanaka moo raw Dakar by night Saly by night ku ne xam na ko fu nekk la nit ñi di jóge waxtu bi ku fi romboon ci dancing yi ci restaurant yi ci hôtel yi fépp day bari nit waaye coronavirus oblige kenn nekkatu fi picc gisuñu ko amul yëngu-yëngal la voie est déserte donc ça veut dire déjà que le mot d'ordre restez chez vous respecté nañ ko en tout cas du moins pour que lu ñu gisagum mooy gendarmerie def na ay liggéey bu am solo ndax ñoom dañuy def ay patrouilles bien avant 20 heures ndax patrouille yooyu ñuy def moom mooy tax nit ñi xam ne gendarmerie tout le temps day wër loolu tamit moom la police di def patrouille yi donc c'est-à-dire que nit ñi respecté nañ mot d'ordre bi ndax boo waxtu yi kenn génnul ça veut dire que restez chez vous bi du rek slogan boo xam ne population bi dañ koy wax mbaa autorité yi dañ koy wax waaye nag réception du discours nga xam ne bu jóge ci autorité yi dem ci askan bi am na ndax nag
toog di dàqanteeg dóorante am na leneen lu ko gën mooy jëfee ndigal comme wax nañ ko topp. coronavirus feebar moo ko waral ndax nit ki nag balaa ñu lay aar na fekk nga aar sa bopp su ko defee ku nekk mën cee amee njëriñ njaajata. Voilà jërëjëf mon frère mon consultant du jour André Bakhoum jërëjëf mbokku téléspectateurs yi doon seetaan Mbour TV tey jii nag Saly by night Saly show fi nga xamante ni nag déjà da doon xumb da doon toj tey jii nag ay xaj ñoo fa nekk vraiment di lëmbe tey nag moom xaj yi ñooy chef fii nga xamante ni moom mooy Saly Portudal comme ni ko Bakhoum waxee rek vigile yi rek ngay seen ci seen i bërëbu liggéeyukaay kon nag mu nekkoon tey jii benn tour boo xamante ni defaloon nañ leen ko depuis 20h ba léegi ñu jógee compagnie gendarmerie bu Mbour dem Kër Balla ci check point bu gendarmerie jóge fa dem fële ca Ngekoox jóge fa dem ci Ngapparu bi ñu jógee Ngapparu nag ñu jaar fii ci Saly Portudal gis ngeen li nga xamante ni moo fi xew kenn yëngatuwul nit ñi tëju nañ seen i kër boutique yi tëj nañ restaurant yi tëj nañ vraiment nit ñi respecté nañ li nga xamante ni moom mooy mot d'ordre bi kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ñu doon bàyyi xel di jaajëfal bu baax sunu caméraman bi nga xamante ni nag moom mooy Mor tey ji nag moom la ñu àndaloon vraiment ci image yu rafet yi nga xamante ni nag gis ngeen ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni nag def na ko ngeen vivre ko yéen ñi nga xamante ni yéen a toog seen i kër ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee noonu la ko président de la république santaane noonu la ko autorité yi santaane maanaam toog leen seeni kër virus bi nit ñi ñoo koy transporter di ko yóbbu virus bi day dox bëccëg du dox guddi loolu amul virus bi day dox guddi ak bëccëg ndax nag yow mi ko jël boo ko yóbboo muy guddi ka muy bëccëg da nga koy wàll ñeneen ñi kon nag nañu toog suñuy kër moytu tey raxasu ak saabu ak li nga xamante ni nag moom mooy ndox tey fomp suñuy loxo te tamit moytu li nga xamante ni nag moom mooy tilim yi ak saleté yi ak contamination yi kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi nii nag di génn fii nga xamante ni nag moom mooy Saly Portudal romb nag bienvenue Saly romb gendarmerie bu Saly romb caserne sapeur pompier yu Saly kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dox daje rek suba incha allah rabbi ci baneen tour ak ñeneen dinañ leen wax nag bilan bi nga xamante ni nag waa gendarmerie am nañ ko ci nombre d'arrestation yi nga xamante ni nag jàpp nañ ko kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen restez chez vous la police et la gendarmerie travaillent pour vous jërëjëf